lum yoon maître Malick Sall moom nag ay kàddoom dinañ ko teewlu ci biile jotaay xibaar dem fekk si nag waa collectif bi tuddee seen bopp ñoo lànk xam ngeen ne doxum ñaxtu la ñu bëggoon amal tey jii sa diwaanu Géejawaay waaye nag mujj nañu ko teg si suuf gannaaw nag ba ñu leen ko aayee bu ñu sukkandiku ci kàddu yu tukkee ci Mourtala Seck mooy que leen fa jiite foofee sa diwaan ba la mu xam le moo di bu ñu leen ko aayee ba noppi ñu teg si seen tànk daal di wàcc si mbedd mi askan wi mën nañu ko gisee neneen looloo tax ñu rek mujjee teg si suuf seen doxum ñaxtu boobee ci foofee sax Mamadou Lamine Diante mu ngay xam ne kon nguurug Sénégal faw nag mu bàyyi xel bu baax yokkute courant bi mu ut si ak saafara ndax xam ngeen ne kon jiitu réew président Macky Sall ni ki démb daal dina rek installé comité ba nga xam ne moom moo war a jiite waxtaan bi jëm ci dialogue national bi nga xam ne mooy pencoo gi ñu na ma amal fii ci réew mi Famara Ibrahima Sagna moom moo ko jiite lañ sax xam ne nag moo di waxtaan woowee ngalawaay bu mu doon ak xulóore bi na mbedd nañ ko waxtaane nag lépp lu ñu sa rek daal di say jëlee ñu daal di koy jëfandikoo njiitu réew mi digee looleex lañu saa toftal dans sa bokk tàggat yaram soxna Fall lañu si àndal ndar képp ko yéen kay xëy dëxëñ ak nag Mantoulaye Thioub Ndoye ngeen taaxir lu ñu xuus si faram-fàcce gi. ayca ziar leen bu baax si àjjuma ji dal leen jàmm si bii la jotaayu xibaar ni leen ko waxee ci ndorteel yi ndax xam ngeen ne kon fii ci réewum Sénégal ku fi sàkkooti nit xamal ne dañ lay tëj sa giiru ko dund tey jii la ko jëru ñu dénk wàllum yoon daal di xamle moom maître Malick Sall da doon teewee ab ndaje bu nga xam ne nii ñu ngi si doon àddu jëm la ci wàllum criminalisation jëm ci wàllum viol ak pédophilie leeral yi dañ si àndax Abdoul Aziz Sow Dabakh. ci atum 2019 lu tolloog fukk ak ñeent ci ay soxna lañu sàkku ñu bëri ci ñoom dund lu ni mel ci yeneen at yu jiitu. li ci gën a métti mais ñoom ñëpp dañoo mujj faatu. 2018 bi tamit wane nañ ne ci surtout li nga xam ne dañ koy yóbbu ba ci tribunal juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom cas yu nga xam ne lépp ci sàkku la sàkku jigéen ak sàkku xale la. léegi képp ku ñu jàpp ci jëf yi di viol ni ki noonu pédophilie dinañu la tëj sa ngiiru dund buñ sukkandikoo ci jëwriñ ji gàlloo wàllu bi yoon. léegi ku def yenn saay-saay yi ci jigéen yoon def lay teg ñu condamné la à perpétuité dee rek moo lay génn ci cellule bi te xam nga loolu normalement war na jox xalaat ku nekk. muy ay daan yu mun a tax ñu xeex yi lépp njombe bu ñu sukkandikoo ci soxna yi nekk ci assemblée nationale. tey bu ñu nee ku violeti nit wala ku tëddee xale bu ndaw dina la tëj sa ngiiru dund yaakaar naa ne ñi nga xam ne dañ koy bëgg a def dinañu xalaataat bu baax balaa ñu koy def. xam ne soo defee lii dañ lay tëj sa giiru dund moog rey la ñoo yem kooku yaakaar naa ne suñ ko waxee nit ñi ba nit ñi xam ko nit ñi nga xam ne aussi ñoo yore xale yeeg ndaw yi ñu yëg ko foog naa ne accompagnement boobu suñ ko defee dina tax lu bari dina wàññeeku. projet de loi bi di criminaliser lépp lu jëm ci wàllu viol ni ki noonu pédophilie fanweeri fan ci weeru décembre la ñu ko yóbbu ci assemblée ngir ñu taxawal ko. noonee la ñuy bawoo foofee wutali sa diwaanu Géejawaay doxum ñaxtu la ñu fa bëggoon amal tey jii mu di kuréel gi tuddee seen bopp ñoo lànk waaye nag doxum ñaxtu ba dañ ko mujjee teg si suuf gannaaw ba ñu leen ko aayee ba ñu jokkoo moom nag la mu xam ne moom kii di Mourtala Seck mu ngay xam ne dañ leen ko aayee te bu ñu forcé nag askan wa mënees nañu ko gisee neneen looloo tax ñu teg ko si suuf ndax la ñuy dox si boppam daf leen ñor waaye nag terewul comme te aayee nañ leen ko lañu koy bàyyeendi si jamono joojee nag kii di Mamadou Lamine Diante teewoon na sa ab ndaje ni kii rek démb muy sàkku nag ci nguur gi ñu gestuwaat gën a saytuwaat yokkute courant gi fii ci réewum Sénégal ñu teewlu ay kàddu moom Mamadou Lamine Diante Xalassat Balde. loo xam ne mën nañ ko saafara ci waxtaan ak ci diisoo ñu foog ne loolu moo gën léegi nag loo xam ne également solution mënul am xëy na bu naree nekk ci jaamaarloo mënta ñàkk mais loo xam ne également kenn waru ko privilégié li ñu war a privilégié moom mooy waxtaan donc ma yaakaar ne xëy na yaakaar mën na am ba léegi. mu dee kàddu yu mu yëkkati ni ki dem ba gannaaw rek bañ doon installé comité de pilotage bi ñeel wàllum dialogue national bi mu dee ak penco bu nga xam ne yittey askan wi rek lañu sonam waxtaanee njiitu réew mi taxawal na kon comité ba ka ko jiite moo di Famara Ibrahima Sagna gannaaw nag ba ñu ko taxawalee ñu nga joxante dig daje ñaari fan ci weerub janvier ngir ñu door liggéey ba la ca gën a fës moo di waxtaan ba déggoo mu bañ a doon ak réew bi dem mbedd lañ sa déggoo rek ñu daal di koy jëfe fii ci réew mi ñu ànd ak Cheikh Alassane Balde ci ay leeral.
waxtu bi amoon solo bés bi nar a bokk ci taarixu réew mi ñaari kilifa yi nag joxante loxo muy mandargal ndorteelu liggéey comité de pilotage jëm ci dialogue national bi bureau bi ak 86 membres ñu daal leen officiellement installé ca salle des banquets ci njiitalu chef de l'État Macky Sall président boobule comité nag daal di fàttali solo dayoyu liggéey bi leen di xaar. Le dialogue dont nous parlons n'est pas une querelle. dialogue bi ñuy wax du ay xulo du ndaje boo xamante ni nit ñi dañuy bëgg a fësal seen bopp ci ay xeetu doxalin yuy féewale lu ñu bëgg mooy rek ay xalaat yu sell yu amal réew mi njëriñ. Aujourd'hui un diagnostic intégrant tous les arguments des participants. njiitu réew mi moom jàpp ni défi bu mag la. Ce n'est pas une sinécure. Quand nous voyons l'état si troublé. du ay gént bu ñu gisee lay xew ci àdduna bi rawatina ci dénnu Afrique ci dëkk yi ci wàllu fit nag ñoomin seen kon ñu xam ni rek taxaw dafa jot. Mais plus grande doit être notre détermination à le relever ensemble. ci kàddu yi mu yëkkati ba nigi nag Macky Sall daal di fàttali li tax a jóg bi le dialogue. Nous portons tous cette générosité. comme ni ñu koy waxee rek ci réew mi li ñu boole moo ëpp foofu li ñu wute kon bokk war nañoo rek mën a déggoo ci ay mbir. plus fondamental que nos divergences et nos différences. comité bi xamle ni dana door liggéey yi ñaari fan ci weeru janvier ba tax njiitu réew mi xamle ni dana rek appliquer bépp conclusion bi nga xamante nag duppe na ci liggéeyu boobule comité taxit muy sàkku ci gouvernement bi rek ñu jàppale leen ba mën leen yombal seeni liggéey. Alassane Balde dañuy desandi si booleem ndaje ak professeur Amsatou Sow Sidibé teewoon na fa moom dafa gis ne la ñu fay waxtaanee kon ngallaawaay nañ sa rek jagleel pàcc yaatu wàllum kaaraange gi fii ci réewum Sénégal ñu teewlu ko. sécurité et paix xam nga fépp fu jàmm amul kenn mënu fa teg dara lu dëgër kon boog solo la ñu travailler ci xool naka la ñuy defee ba jàmm am ndax soxla nañ ko dañ ko soxla surtout ndax tey suñu réew mi gis nga li ko wër lu bare jàmm nekku fa dañuy ñaan nag suñu réew ñun boo yooyu problème bañ faa am. courant bi moom il faut ñu waxtaan ci yaakaar naa ne courant bi mooy question actuelle courant bi toll na foo xam ne tey ak problème bi toll nañ foo xam ne ala kulli haal il faut que nit ñi toog waxtaan ci gëstu ci wut pexe pour que naka lay état bi gën a continuer di jàppale donc abonné yi nga xam ne ak usage du service public bi parce que tamit réew mi neexul yëf yi métti na donc il faut que état bi gën a am taxawaay. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di njiital coalition taxawu Sénégal Khalifa Sall gannaaw ba mu génnee ci kaso bi ba léegi nag mu ngay amal ay tournée ngir nag jaajëfal ak nag fekk ji ña nga xam ne ñoo ko xaloon a taxawu ci bi mu nekkee ci kaso bi waaye nag démb mi ngi woon dem seeti ji kii di maître Abdoulaye Wade moom nag ak délégation bi yaat la fa demoon la ñu fa waxtaanee ba ñu ko laajee dafa jël kàddoom jox ko Cheikh Gueye ngir mu yegg ko taskatu xibaar yi. li ñu fi indi mooy dañu ñëw ci njiitalu Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal pour ziar si nemmeeku waxtaan ak suñu bàyyi suñu kilifa nekkoon fi njiitu réew muy maître Abdoulaye Wade waxtaan wi nag lenn rek la woon mooy delloo njikkal sargal ko ñaanal ko sàkku ci moom ay ñaan ndax li wolof di wax naan mag mat naa bàyyi ci réew ñaanu mag ndaw da koy soxla te wax dëgg yàlla tey bi ñu fi ñëwaatee Abdoulaye Wade wan nañu bàyyoon nañu ñu nit wan nañu ko ni ko doomoon nañu lii sabab bi mooy li mu doon ci réew mi waaye wax naa léegi ni démb am na tiis bu daloon ci njabootu Khalifa Sall malgré atam ak ay itteem mu bàyyi lépp ñëw jàll si loolu moo taxoon ñu ñëw ni ko loolu nga defoon ci suñu famille yëg nañ ko sant nañ la ci sargal nañ yàlla mi am pay yàlla na la yàlla fay. leneen lu soxal bi lay jotaayu xibaar wàllum koom gi lay doon ak weccit bu bees ba nga xam ne moom moo war rek wuutu sunu franc CFA bi ECO la nu ko tuddee waaye xam nga ne xeex boobu yàggoon na lool kon nag am nañu sa ndam bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Mbaye ba nga xam ne tey jii moom moo fi woote ak ndajam waxtaan pencoo ci lu nu mel daal di nag ñaax askan wi jëm ci weccit bu yees boobee di ECO moom nga xam ne moo fi nekkoon ilimaanu jëwriñ ji ba noppi nekk ab banquier moom mu ngay xam le ni weccit bu yees bii de di ECO yaakaar mënees na saa am nag ñu teewlu ko. li am dafa am solo lool ndax ñeent fukki at ak juróom benn dara soppeewu ci yoon bi. c'est une victoire de la dignité une victoire de la jeunesse une victoire de dignité
waaye am na lu des ndax France moom génn na ci CFA génn na ci tak 46 ans ñeent fukki at ak juróom-benn man nag mi ciy gis yaakaar njëriñu xànjar nekkul ca tur wa mu ngi ci li mu mën a jënd ECHO itam liñ ci mën a jàpp mooy li nga xam ne lii UEMOA won na yoon Afrique won na yoon adduna bi ndax dañ koy faral di fàtte maanaam juróom-ñetti réew ànd daal di yor benn xànjar benn monnaie bokk ko loolu amutoon dañuy jógee ci UEMOA jéem ko yóbbu ca CEDEAO muy fukk ak juróomi dëkk day dooleel rek weccet bi day dooleel xànjar ñu wutali sa Mbuur foofee de xam ngeen ne kon fantasiro fasantik sikkim moo doxoon si diggante nappakat yi ak nag takk der ya la ko waraloon nag moo di ab kee mu ci bëggoon tabax waaye nag ñu ne woon mukk du sa daal ak déggoon na mujj naa am ba kee ba nee nañ dañ ko fa sanc ka fa jaar ci waxtaan wa moo di njiital conseil départemental ba ndax waxtaan nañu ba déggoo nee nañ kee ba nag dañ ko fa sanc seen bëgg-bëgg nag du lenn lu dul fukk ak benn ñi nga xam ne jotoon nañu leen teg loxo ngallaawaay nañu leen bàyyi nag ci ñaxtu ya ñu fa jotoon a amal ñu ànd Seex Badou Ndoye moo yor seen ak sañ wax. may doolee sant yàlla nag. lii fi am te bal tàkkul. gërëm autorité yi ndax mënoon nañaa taal ay bal sunu njaboot loru wante ñu am tolérance ba joxe ñu ordre. te doolee gërëm commissaire lay. lii fi amoon ñàkk a waxtaan a taxoon. waa dëkk bi yëguñu xamuñu am ñu ko yor di doxalee li ña neex. wante bi waxtaan amee tey. ñu or responsable mbaar mu ne. ñu ànd déggoo see kàddu wante tey ma def si far force moo dul dëgg moo dul yoon boo gisee Mbuur riposté loolu moo tax te dañu demoon ba sa góor noonu ne que juróomi nit ay bañ ci Mbuur wante ku gis lii xew xam nga ne juróomi nit bañul. Saliou Samba démarche bi mu si def bu fekkoon ne noonu la njëkke woon ngoon duñu yëg si fii lii nga xam ne moom la ñu doon ñaan mu teewoon ndax ñàkk déggoo see kàddu xale yi wax nañu ba d'accord ni ba maye nañu ko wante nag fi nga xamee ne fi la gaal yi war a jëm. nañ ko protéger defal nu benn barrage ci biir géej boo xamee ne bu lu mu sàmbara ginnaaw fu dama jëm tefes te xale yi ñu ñaan ñu bàyyi leen te lii fi xew yàlla mu fi amati te képp kuy waxati na nga yëgoog mbooloo mi. sa Mbuur la ñuy desandi fekk ji askan way yeewoo si village yi nga xam ne ñoo dox si diggante Kër Martin ak Waxal Jàmm ñoom nag dox ñaxtu ci boppam la ñu rek jotoon a amal sa fa nga xam ne rek moom la ñuy si fa nga xam ne moom moo nekk sa Toucar doxu ñaxtu bi nag la ko waral du leen dul yoon bu jàggati ndax dañoo gis ne yoon ba na mu mel jéggi na dayoo ngallaawaay nañ leen ko defal ngir nag seen i activité ñu mën koo amal si ak jàmm jot nañu nag yëngal Pape Ousmane Cissé mooy seen porte-parole. ñu teelu ko Pape Dieye. def nañ ci ñaari doxu ñaxtu ak ñaari maanaam toogaanu ñaxtu maanaam sitting te boobu ba léegi gis nañ ne bon dara sotteegul bon demoon nañ sax ba def ne dañu def pose première pierre mais dama ko jël comme comédie affaire cinéma parce que tey ji boo demee Kër Martin fii ñu bare woon tey fi ñu tegoon tey machine yooyu tey benn machine nekkatu fa kon dem na mu nekk mascarade ak comédie boo xam ne dañu ne dafa doy te boo xoolee yoon boobu bon tey li tax mu gën a am solo tey yoon boobu da nga ko laal léegi dafa dem ci wàllu koom-koom parce que tey képp ku béy sa gerte wala nga am loo war a évacuer ci yoon bi maanaam poids lourd yi nga xam ne ñoo ko war a jël si ñemewuñ yoon bi duñ ñëw avortement sax am na te mun nañ ko jiñ yoon bi parce que rëng-rëng bi métti na kër goo fi duggoon tey ci heure añ ñi tey añ bi boo ko ubbee tey mënoo ko lekk parce que suuf la ak poussière bi nga xam ne moom mooy naaw partout képp ku feebar tey ci poste santé yi ji dem ni yëpp ay feebaru saxat la te loolu dara defu ko lu du poussière bi nga xam ne ñu ngi koy noyyi bi suñu nattangoo yi def beneen di taal di yàq mën nañ ko mais dañ ne isolation consciente nit ñoo xam ne ànd ak seen bopp moo tax tey defuñu loolu mais nag puisque gouvernement pousse nañu foofu ëllëg ci biir lu ñu mun di gis dañu xam ne c'est eux qui sont responsables ñoom ñooy responsable waaw distance bi dañu ne ci ñaar fukki kilomètres ak juróom ñaar la toll loolu bu fekkee ñeenti commune ñoo ko seq tant que satisfaire suñu doléance dinañ xel yi daje laata ñuy jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar jàppale ne kon sa Pikine kuréel gi nga xam ne moo ëmb ña daan liggéeyee sa ndem si yàlla ama Sénégal SIAS Sotiba ñoom nag ak Sotrac woote woon nañu fa ab ndajem assemblée générale seen bëgg-bëgg nag moo di seen ndàmpaay ngalawaay ñu fay leen ko gannaaw ba ñu tëjee kër ga wala kër yu liggéey yooyee ndax xayma nañu ko si juróom benn milliard sunu koppa dàquñu benn yoon nag wàcc si mbedd mi amal ak yëngu-yëngal gàllankoor dem baax dikk ba bu fekkee rek dañoo wéy di leen tënxam lu mu ngook ñu jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon.
tàggat yaram bàkk ba jippe soxna Fall daal di teemoon ak asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Mambey Ndiaye. sant yàlla. wax yu tey. ñu ngi tëb boobaak léegi. waaw ñu lay ziar baax si àjjuma ji tey moom ñu ngi def baax lool. di la ziar ñu fas yéene door waxtaan li nga xam ne moom mooy tàggat yaram ak ASRA ma nga xam ne jamono ji de noppi nañu ngir na gunge athlétisme bi. mooy académie sportive sénégalaise pour la relance de l' athlétisme ay anciens athlètes ñoo fa dajaloo ngir fas yéene dugal seen loxo ci wàllu athlétisme bi ngir mu suqaliku waat. kenn ci ñoom Amadou Diaba seul médaille olympique nekk itam li nga xam ne mooy directeur SEDA. moom moo ci yëkkati ay kàddu ni noppi nañu rek ngir accompagner fédération bi jëm ci wàllu athlétisme comme ni nga ko daan gisee ci Sénégal ñuy am ay médailles ci compétition yi ñuy dem tey jile ci suba lañ doon janoo ak taskatu xibaar yi ñu teelu ko ci. xam nga ñun suñu jàppale athlètes yi mën a dem si kanam ñu suñu demee ay championnat d'Afrique mën a gagner ay médailles d'or dem ay championnat du monde mën a am ay qualifiés mais loolu de inciter yeneen xale yi nekk si suuf mën a ñëw. et le public maintenant ñun ñooy def tout fédération moo war a def tout pour am public bi le public mooy nous sommes confrontés à d'autres disciplines plus que notre discipline descend plus que le public ne vient pas mais plus que on essaie de monter vers le haut le public sûrement va venir donc je pense que c'est dans cette optique que ASRA va aider nos champions va aider nos élites pour qu'on puisse les entendre un peu partout. wàllu dopage ñii di waa Russie nga xam ne dañ leen tegoon ay daan ñoom nag bind nañ lettre de contestation maanaam weddi loolee nga xam ne moom lañ leen tuumaal jëm ci seenu ko wàll ne du ñu dem ci fii diiru ñeenti at ci jeux yi nga xam ne mooy am fépp ci àdduna bi ci loolee itam ñu waxtaanee Jeux olympiques de la jeunesse yi war a am ci Sénégal laata loolu tournoi qualificatif olympique de boxe dinañ ko amal ci Sénégal 20 ba le 29 février lay am fii ci Sénégal lay xewee moo tax comité d'organisation locale bi tey jii ci ngoon bu 16h jotee dinañ ko rek installé ci teewaayu CNOS ak ministre des sports Makhtar Ba kon ca hôtel Savana lay xewee Mambay. ñu àddu jëmale ci dawalum fas bi mu mel ni kon waa CNG bi de dañuy wéyal njàmbal gi. dañ koy wéyal ba fanweeri fan ak benn ci weeru octobre tey jii ci suba lañ doon rek ñoom itam daje ak jëriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram di Makhtar Ba ki nga xam ne mooy seen njiit Cheikh Tidiane Niang lay wuyoo mooy directeur président CNG bu course épique kàddu yi la rotal gannaaw ba ñu janoo ak ñii di kii di ministre des sports Makhtar Ba. nan lañ ci mun jàppale ba ñu réaliser ko au Sénégal parce que hippodrome bu yem la bu modeste boo xam ne bi mën a nekk service d'hippodrome national au Sénégal parce que ñun dañ am relation internationale avec nos partenaires de l'étranger tels que les membres du France Gallo ñu am ay relations yoo xam ne de coopération avancé na trop te si autorité yi ñu àndaloon dañu eggee xam nañ ne li ñu leen wax yëpp dëgg la te gis nañ ko parce que loi bi ñu wax seen bopp te wéy di gis beaucoup ci ma di la xamal ne rek dañ fa demee dans l'ONAS vraiment en la personne de Amadou Samba son directeur général que je remercie encore au passage def na fa engagement yoo xam ne yi pour accompagner le CNG encore pour wan la à quel point lui il est engagé auprès du public jël na fa engagement en dehors ci li ñu jox pour ñu accompagner pour l'achat du matériel mais aussi ligue mu mel ni kon rek ñeenteelu bëccëg bi du yomb benn yoon. mënul yomb ndax dafa am ay choc ak benn derby ñu ànd ci présentation bi ak kii di Pape Anta Bouba. affiche bu ñuy gën a xaar ci ñeenteelu bëccëg bi bokk na ci jaraaf bu Ndakaaru ak ñi di waa Casa Sport boobu la jogante sax mën nañ jàpp ne moom mooy classico Ligue 1 sénégalaise bu football jaraaf bu Ndakaaru ba tey nag di xeex ngir am victoire am gu njëkk ci championnat bi dina lale ak Casa Sport bi nga xam ne dafa génn ci ñaari ndam ca Mbour moom ñu fay xaar tamit derby Petite Côte bi moo war a dox ci diggante jàmbaax ak stade bu Mbour jàmbaax bu Saly waxtu wi bokk ci meilleur premier yi ndaxte soo xoolee bokk na ci équipe yu ëppale lu ñu dugal ci ndoxteelu championnat bi mu fas yéene laale ak stade de Mbour bi nga xam ne waxtu wi ay jafe-jafe la nekk fi mu toll nii sax moom moo nekk ndadde ci championnat bi ñaari tali ak AS Pikine mu nekk ñaari équipe yoo xam ne yàgg nañ dirante mbagg ci Ligue 1 bi ñaari tali moomu su ñetteelu bëccëg bi ci la enregistré victoire am bu njëkk ci équipe championne en titre bi di Génération Foot ci waxtu woowule AS Pikine moom am ñaari ndam ak benn match nul mu nar a nekk choc bu ñëpp di xaar tamit ci ñeenteelu bëccëg bi Dakar Sacré-Cœur bi nga xam ne waxtu wi moom moo nekk ci bopp championnat bi day déplacé wu nag dem foofu ci stade Ngalandou Diouf fas yéene fa laale ak Dauphin am di Teungueth FC mu nekk ñaari équipe yoo xam ne ba fii nag ñoo tolloo ay poñ kon boobu la jogante fauteuil leader bi moo nekk en jeu Génération Foot nekk équipe championne en titre ci ñetteelu bëccëg bi ñu génn mu ñàkkoon ci kanamu ñaari tali ca dëkkam ba tax na nag day jéem a def le tout ngir mën a relancer wu ci championnat bi ci digganteem ak AS Douane di équipe boo xam ne moo ngi wane boppam ci ndoxteelu championnat bi kon
ñu namm cee xaar jongante gu am solo ci diggante Mbour Petite Côte ak CNEPS Excellence bu Thiès faux pas waru cee am ndaxte ñaari club yi ba tey nag dañuy chercher seen victoire gu njëkk ci championnat bu Sénégal Ndiambour bu Louga moom fas yéene nag dal ñii di US Gorée nekk première équipe non relégable mu nekk ñaari équipe ci ñetti bëccëg championnat bi ñu am ci ñaari défaite. mi ngi noonu ñu desandi ci championnat national bu Sénégal Ligue 2 la ni àddu ci wàllu programme ñoom tam ñeenteelu bëccëg bi danañu ko amal ci bëccëg ci week-end bi kon suba samedi benn jongante mooy war a dox ci diggante Jamono Fatick ak GFC 16h30 la ñu koy amal te stade Massène Sène lay xewee des na ko wéyal naka dimanche Duc ak Sonacos Wakam ak J Fatick Thiès FC ak Port Kër Madior mooy fekki Africa Promo Foot Linguère di dalal Renaissance altine la ñu koy ndar képp diggante Demba Diop ak Amitié FC ci stade Caroline Faye bu 16h30 jotee ba tey ñu waxtaanee wàllu football ligue amateur tan préliminaire yi des na ko rek amal tey jile ci wàllu programme 16h AGEL bu Rufisque ak GIA kon ñoo ci rek laale 17h moom Ngor ak Walidane lay doon ba tey 17h Lusitana ak US Rail ñoo ci daje des na ko wéyal tam ba suba ci dimanche bi 16h30 AS Saloum ak Kayor Foot Avenir Mbacké ak AS Kaffrine kon ñoo ci war a laale. mu mel ni kon coupe de la ligue dañoo amal tirage bi de. amal nañu tirage yu coupe de la ligue nag démb loolu tam mu am ay choc bokk na ci li nga xamante ni si mooy match bi ci gën a fes war a dox ci diggante kii di waa Jaraaf de Dakar Pikine ak Jaraaf ñoo xam ne jot nañoo sax jongante li nga xam ne mooy seen match championnat aller ñii di waa Pikine ñoo jëloon ndam li ñu mën a ràññeeku ba tey ci li nga xamante ni si mooy bile tirage diggante ñaari Tali ak Linguère GFC ak Gorée lay doon Mbour Petite Côte ak Thiès FC Uzo ak Kër Madior Douane Africa Promo Foot Dakar Sacré-Cœur ak Duc Casa Sport ak Stade de Mbour tam beneen choc la ci rek 16e de finale yi Demba Diop ak Renaissance Jamono Fatick moom ak Ndiambour bu Louga J Fatick ak Amitié FC kon loolu mooy affiche u 16e de finale yi nga xam ne wax nañu ko jongante ñeenti fan jàpp juróomi fan ci weeru janvier bi ñu dëgmal. ndax am na ay amélioration ci wàllum récompense yi. amu ko ki nga xam ne mooy njiitu ligue professionnelle moo ni xamle démb bi ñuy amal tirage bi nanu ko doon defee lañu koy defewaat kii rek jël fukk ak juróom ci ay millions lay am ki finaalu am juróomi millions loolee day firnde ni rek jafe-jafe koppar yi nga xam ne ligue pro amoon na ko ba ñii di waa fédération ñëwee leen secours Cheikh Seck lañ ci teewlu. Récompense habituelle, on n'est pas en situation de tolluwuñu ci situation bu ñuy changer xam ngeen ni jamono ju mel jamono ju métti la ñu nekk ressources yi bëriwul kon nag doo toll fii ba pare ngay annoncer ay récompense boo tolloo ci lu mel nii doo changer di wax ay récompense du ñëpp la ñuy neexal final bi dong la ñuy joxe ay prix kii gagné dina am fukki millions ak juróom beneen finaliste bi juróomi millions. est à hauteur de 15 millions de francs CFA et la prime du finaliste sera effectivement de 5 millions de francs CFA. ay ca mu mel ni sama waa ji daa ñëwaat de boxing day bi dafay wëy. Mambey boxing day bi day wéy kon fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bi foofee ci Angleterre tey am na benn jongante bu nuy am diggante Wolverhampton ak Manchester City ñoo ci rek daje 19h45 la ñu koy amal naka démb nag Liverpool bu Sadio Mané xam nga def na lu am solo daan ki topp ci kawam Leicester 4-0 Sadio Mané naam dugalul waaye def na passe décisif am apport bu ngande bu ponkal bu mu amoon ci biir équipe am tax mu daal ci am ndam ci jamono jooju ñuy am xibaaru Ismaïla Sarr mi blessé woon ñu ni mën nañ ko gisaat ci week-end bi ki nga xamante ni si mooy rek Cheikhou Kouyaté moom dafa dugal ak équipe bam Crystal Palace si kanamu équipe ba mu jóge woon di West Ham kon loolu di firndeel nii rek Lions yu Sénégal yi nga xam ne ñi nga ci Angleterre ñi ngi wane seen bopp ci boxing day bi nag maam bay mu fàttali wàllu rek di wàllu box wàllu football la ci jamono ju fetu Noël di am Angleterre ñoom dañuy wéyal seen championnat xibaar yi boobu la. léegi mokkal naa ko xam naa ne boxing day du box. miin nga ko léegi xam naa ne léegi moom ci wàllu football la ba tey. mi ngi noonu. jaajëf ñu la jaajëfal baax soxna Fall li ngeen di teew ci wàllu tàggat yaram moo leen koy jox ñu jàll ci pàcc bi mujj bi li yéen kay xëy dëxëñ lay doon ndax Mantoulaye ci bundoo yi. Macky Sall day tàmbali nag diisoom ga waa Grand Place ne ma Macky Sall kay tàmbali na diisoo ga di dialogue national ba ci réew mi Le Soleil yéene kaay ne Macky Sall kay taxawal na comité de pilotage bu dialogue national bi moom président de la République Macky Sall daal dina leen yéen waa comité de pilotage bi nañu waxtaan en toute liberté waaye tam en toute responsabilité ku nekk la mu bëgg wax ak la mu bëgg proposer na ko def ñun tamit ñu xool ci sunu mën-mën naka lañ koy nangoo opposition ba Le Soleil ne ma ñoom kay la ñu bëgg moom moo di Sénégal daal di jëm ci kanam ci wàllu démocratie waaye tam ci
wàllu nekkin di dundin Famara Ibrahima Sagna di woo ñëpp nag ñu boole doole yi xàccendoo dóorandoo Tribune yéene kaay ne yi dialogue national ba day taxawal nañ comité de pilotage ba waaye benn jafe-jafe dong nag la ci Macky Sall am moom moo di consensus mënuñoo déggoo daal waxtaan ba juboo moo leen tëwoon niki démb bi la dialogue national critique yéene kaay ne ay naxaate la te askanu Sénégal dong la ñuy nax yéene kaay bi ne ma waxu politique dong lañ fay daal di wax te moo ne day waxtu woowu Sénégal ma ngay bëx-bëxi ni yaramu màgget ruq boo lamb tàng na tey metti moo tax la ñuy waxtaane man la soxalul askanu réewum Sénégal lii tax na ba opposition radicale bi ñoom demuñu yàpplewuñu yónneewuñu ndax nee ñu ay naxe mbaay la laas ne Macky Sall daal xam naa ne moo cay burdi bu mi ndax nag moo fixé nañuy doxalee dialogue ba Sud Quotidien ne lu ci mënti am daal président Macky Sall moom dialogue am tàmbali na ko ci réewum Sénégal Tribune yéene kaay daal di nay dialogue ba day niki démb jàpp leen ni Wade ak njabootam kenn tegu fa tànkam yéene kaay groupe des médias bi nay Wade ak Macky Sall nag juboo woon na fi ci inauguration Massalikul Jinaan waaye nag seen juboo bi kenn doxul ci digg ba ku dul Karim Meïssa Wade doom ja yéene kaay groupe des médias bi nay Karim Meïssa Wade tànk Macky Sall amnistie wu ko setal ko ba mu set wecc ba mën a sóobuwaat ci langu politique bi bàyyeem Abdoulaye Wade mënta juboo ak Macky Sall lii mooy li am Abdoulaye Wade nag doom ja Karim mooy dox ci digganteem ak ay nitam moom doom ja Karim Meïssa Wade moo dox digganteem ak Madické Niang gannaaw plan B ba ñu bëggoon ci élection présidentielle ba te mënta nekk Karim Meïssa Wade it moo dox diggante Abdoulaye Wade ak El Hadj Amadou Sall ak Omar Sarr te moo ne day Karim Meïssa Wade moom nga xam ne mooy dox diggante baayam ak nit ñi moom ma nga ca Qatar toog te it nag dañ koo daan te mënta bokk ci bile élection baayam jël parti bu mel ni parti démocratique sénégalais ni ko yët daal di jox amul benn xeex ci wàllu politique ci réewum Sénégal boo xam ni Karim fekk na ko Tribune wax lépp ma ngi koy fekk Qatar googee te moo ne day mënta bokk ci benn élection réew mi quotidien ne Abdoulaye Wade day jamono ji ma ngay saxal laaf nag Khalifa Ababacar Sall maire de Dakar woon le quotidien ne Abdoulaye Wade kay jox nay ngamb Khalifa Ababacar Sall xamal ko ni nag ci wàllu politique kenn warta tiit kenn warta ragal kenn warta yox-yox yi da ngay nag xool la nga bëgg nga dem ca ba mu jeex soo paree nga assumé 24 heures yéene kaay di ma xamal nii Guy Marius Sagna day soobuwaat na ci grève de la faim tàmbalee ci ne ko ca kasoog Rëbës ba nga xam ne fa lañ ko daal di denc yéene kaay bi di ma xamal ni ni ki démb collectif ñoo lànk day seen conférence de presse ba jaxan na ma la ñu daal di dund xamle na ni nag daañu porter plainte nguurug Sénégal waaye daal mani la waaye fa ñu bëggoon defee conférence de presse ba dañu leen koo lànkal Tribune yéene kaay ne démb day bésub naqar dëgg moo am fii ci peggu stade Léopold Sédar Senghor ak camion boo xam ni moo daal di ramasser ñett ci ay nit daal di leen di faat ci saasi L'Observateur ne ma Mama Mané ab transitaire la moo ca daal di faatu moom soxna la amoon ñett ci ay bant Mansour Koli ak Ahmed Sy ca lañ daal di des ñu des ak L'Observateur mu may xamal ni mbëbëstee dañ ko